ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañu déplacé wu ñëw ba fii ci Pikine Guinaw Rail plus précisément ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma seet si tey mi ngi woo ci turu fils de Sadio nekk pensionnaire de l'écurie Tay Shinger moom laa ñëw seet si tey seen émission après combat puisque dafa bëre le dimanche 28 mars 2021 à l'arène nationale bëree fa contre Action sëñ Mourou Niang tëggoon ko mu bëree daan kii di Action bu ñàkk rob loolu moo waral tey ñu déplacé wu fas yéene ñëw séq ak moom waxtaan di leen wax ci sama gars yi xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax c'est un espoir xale bu ndaw la même mi ngi jóge ci suuf di dajji jëm sa kaw kon xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax fils de Sadio bu écurie Tay Shinger mooy sama invité tey ci seen émission après combat. mbër mi maa lay ziar. naka yi tey fils de Sadio lañ koy wax de. pensionnaire de l'écurie Tay Shinger ma ñëw fekk la fii ci Pikine Guinaw Rail bala ñuy tàmbalee lan ngay nuyoo ñu lay seetaan. micro bi na jege. Zallo numéro 2. ñëpp loolu ngay nuyoo rakk ji da nga bëree le dimanche 28 mars 2021 à l'arène nationale sa deuxième combat ci sa carrière première journée de la saison la woon sëñ Mourou Niang tëggu ko boole woon fa grand combat bi yéen ngeen bëree deuxième ou troisième combat cinquième combat ngeen bëree nga bëri woon fa ak Action bu ñàkk rob nu mu demee. waaw dem nañ bëri. micro bi na jege. yoroon taay drapeau Tay Shinger war a leen a tijji saison bi suñu borom def ñu bëri seen Action bi nga xamante ne moo nekk ci ñàkk rab suñu borom defal ñu ci ndam bu sedd bi ñu koy sant yàlla bu baax a baax nga génn ci ak ndam Melax fils de Ali ak B52 junior ñoom ñoo bëri grand combat bi waaw ñoom ñoo bëri yow nga bëri cinquième combat rakk ji première journée ci saison bi nga bëree daan lan lay signifier pour yow. waaw mu nekk loo xamante ne xam nga ndam la fierté la tamit ndax arène nationale bi ngay mujj ku nekk xamoon na nu mu demee ñu fa delluwaale xam nga dafa am loo xamante ne daf ñu warloo ak gars yi moo taxoon loolu lañ yóbbaale woon doon ko bërewaale loolu lañ bëree ba suñu borom defal ñu ndam tamit. d'accord ne nga premier arène nationale jot nga fa jaar loo fa defoon. waaw bëri naa fa ak Tony Junior ñàkk sama premier bëri arène nationale. sa premier combat à l'arène nationale. Tony Junior moom nga bëreel ñàkk. au stade Iba Mar bëree woo fa. stade Iba Mar bëri naa fa tamit deux combats. boobu nu mu demee. boobu man maa daan Boy Diouf Boy Waar par décision arbitre. par décision arbitre kan moo am ndam. moom moo am ndam par décision arbitre. Boy Diouf moom nga bëreel à l'arène au stade Iba Mar Diop daan ko. mennum Tony Junior moom nga bëreel sa ngemb laal suuf. nga jóge ci mel ni da nga guux mer xaw ma nu mu demee noonu. non du guux mais sax gars yi ma ñaax soññu. gars yi vraiment am naa xam staff bi loo xamante ne am naa ko ci làmb ji dama ko war a jël par force. am na cër bu am ci làmb ji. te da nga ko war a jël par force. staff bi loolu moom lañ dugal ci sa xel. nga fas yéene di ko doxee. parce que aussi dafa mel ni sa staff aussi dafa mel ni des fois dañ lay agressé dafa mel ni des fois dañu naan booy bul ñu yàpp. di genre booy dafa am loo xam ne foog nga jëli ko genre yooyu noonu la gars yi di doxee ak yow. staff bi moom man ak gars yi daanaka ñoo maase ñoo defandoo lépp lu ñuy wax dañ koy waxtaan ci kafoore lu tee ku nekk li nga wax sama borom lu Zallo bu may conseillé day mel ni li ñuy xuloo. waaw pare Zallo numéro 2. Zallo numéro 2 bu may conseillé day mel ni li ñuy xuloo foo ñu fekk day wax fu la ma wax lu ma neex. waaw ay ñoom Ismaïla ñoom gars yëpp ku ci nekk bu lay wax xam nga ay ñoom Cheikh daal heure bu nekk lan la yee di la wax seen i ñetti heure. d'accord Zal noonu muy waxee ni muy communiquer ak yow est-ce que du Zal dafa am lu mu denc maanaam lu mu guux maanaam parce que moom mbër la woon jógoon pour représenter drapeau bi benn instant pour une raison pour une autre mu arrêté carrière am bu gisee benn booyam jóg maanaam est-ce que du xër bi mu xër pour booy bi dafa war réussir par la force maanaam moom li mu amul ci làmb comme yow nga am ko par la force de gré ou de force est-ce que du loolu. waaw mun naa ne loolu la tamit mun naa parce que moom ci lu ñu dugal ci bëre yàlla def na ci loxoom la jaar. ok ñun dañ daan ñëw saal bi nga xamante ne la bëgg loolu Tay Shinger ñëwagul. ñu demee nekk foofu noonu di entraîné leen gars yi naan booy nañ génn bi parce que booy mënuñu ay kii dañuy gaañu fii
mais daan bàyyi leen ko mu entraîné bàyyi leen ko su ma soowee benn temps bi mu ne ma demal nga toog. waaw ñuy dem di demee noonu ba yàlla def tey. booy micro bi na jege tuuti gars yi dégg li ngay wax fils de Sadio avec un palmarès de 4 combats. waaw 4 combats. 2 victoires benn bi nga daanu. benn bi nga ñàkk par décision arbitre benn yoon nga mës a daanu mooy sa diggante ak Tony Junior nga jóge ci tegwaat sa yoon bëree daan dimanche 28 mars 2021 est-ce que instant bi da ngay jël vacances da ngay bàyyee ko saison bi yëpp. waaw instant nii daanaka ñu ngi war a bëriwaat le 12 juin sur combat Alioune Mbaye Nder ak Batista kon amaan nga combat ni kon yow jëloo vacances kon. non non. jëloo conseil. da nga jóge ci combat rek quelques jours nga jëlaat beneen combat. waaw combat boobu sax yaakaar naa moo ñu ko taxaw sax moo bëri. d'accord jour combat Alioune Mbaye Nder Batista. mu war a toll ci le 12 juin 2021. à l'arène nationale. kan nga am comme adversaire. instant yii amaguma adversaire bu exact. ok ci biir koor moom xam naa gisante moom. dinañ la fixé ne la diw ngay bëreel. mais yow bu doon sa sago kan ngay bëreel. non instant yii man maa ngi fi pour ñëpp de. ñëpp mooy ñan comme kan ak kan. gaa yëpp maa ngi fi pour ñëpp daal waaw booy moom du ma tudd seen tur. parce que kon da nga ragal booy yi wala. non du ragal sax. ah kon lan la yow bu ma la ñan ñooy adversaire yi nga ne mënoo du ma tudd tur ça veut dire da ngay sóoraale booy. non sóoraale wu ma leen sax. waaw kon lan la. sóoraale wu ma leen mais ñi ma war a bëree daal dinaa bëri ñoom. comme ñan la. boobu ñoom xam nañ man xam naa. ah ñi nga war a bëreel xam nañu. damay yokk seen code. ah ñoom xam nañu. xam nañ fils de Sadio xam na. mais kon peut-être man maa xamul. peut-être ñii seetaan ñoo xamul. mais gars yi dinañu xam ci biir. mais man mi déplacé wu fils de Sadio may ma tuuti man mi déplacé wu ñëw samp sama matériel jàkkaarloo ak yow jox la micro xanaa su ma la laajee war nga ma mën a tontu bu dul dara sax ñi lay seetaan nga xam ne tey bu ñu ko publier àdduna bi ñëpp a koy seetaan gars yi lay seetaan war nañ mën a xam fils de Sadio instant bi ñan ñooy potentiel adversaire non man moom samay adversaire. waaw lu ma la mën a wax moom. mooy ñoom xam nañ man xam naa ñi ma war a bëri. ñoom tamit xam nañ ñi war nañoo bëri ak man. yow dinañ bëri incha allah yow xam nga ñi nga war a bëreel te ñi nga war a bëreel xam nañ ñi da ngeen a war a bëri waaw maanaam ku fente tey suba di ngeen bëri waaw ah foofu ngay waxee bëgg bëri bañ bëri. ok booy ban tànk nga taxawee ci làmb ji instant bi ah ñëw taxaw war a jël li nga xamante ne xam nga moom la Zallo amoon yéene di ko digg. Zallo 2 li mu amoon yéene dugal ko Pikine yow nga dugal ko Pikine ginnaaw raay plus précisément waaw ok benn instant su ma la déggee dafay mel ni booy yi am nañ problème bu mag sax. ok problème bu mag kon nañ ko xamee noonu booy yi am nañ problème bu mag waaw kon booy fils de Sadio mooy wax ak yéen nee na am ngeen problème bu mag bu ñu dellu see ci combat bi quelques jours su ma juumoon quelques jours la taxaw de. def préparé nañ ko un mois taxawoon na depuis un mois benn adversaire bi la woon. waaw benn non Fils de Yékini lañ ma jógoon jox nag. ah voilà. Fils de Yékini lañ ma jógoon jox. voilà léegi écurie Grand Yoff mbooloo ñu demoon gisante. ba pare. léegi bi ñu gisante ñu dem ba si digg moom mu delloo avancé. Fils de Yékini. Fils de Yékini mu delloo avancé man daanaka sama adversaire maa ngi ko jour signature fii laa toog fii laa doon seetaanee signature. action. waaw action jour signature bi nga ko gis. fii laa ko gis dem xam nga jël avance bi bëree moom suñu borom defal ma tax. jàpp ko daan préparation combat bi méttiwul woon. waaw métti na méttiwul rek parce que gars yi moom boo amee ñi nga xamante ne dañ lay jàppale. xam nga nekk sa wet heure boo tourné gis leen. xam nga day nekk loo xamante ne dafay yomb benn côté tamit dina métti. ndax mbër bu ndaw moom ku ne xam ne yombul. yombul non non. mbër bu ndaw yombul. yombul. waaw benn côté boobu la xaw a méttee mais day métti di neex rek. ok mooy loolu mais ñun moom heure bu ñuy préparé combat dañuy sant yàlla parce que lépp loo xamante ne dañ koy jàmbat balaa ñëw gis dañ koy gis. mobilisation fu mu jógee. waaw mobilisation bi gars yi. public bi supporters yi. gars yi ñooy dajale rek. gars yi Omar Boussa. da ngaa fay supporters yi pour ñëw supporter la. fay non nit. lu ma ci xam peut-être da nga jox gars yi 2000 ne leen ñëw leen supporter ma. non lépp lañ mën a loué sax nit moom. nit kenn mënu ko loué. nit moom kenn mënu ko loué. kon ñi déplacé wu ñëpp ñëw supporter ci Fils de Sadio gëm Fils de Sadio moo tax ñu déplacé wu ñëw supporter. waaw gëm Fils de Sadio ba pare man ma nekk doomu ginnaaw raay. nekk fii benn seen mbër bi nga xamante ne man maa leen di représenté. ci koñ bi. seen drapeau. kon su may bëri yoon la ñoom tamit ñu bàyyi seen lépp lu ñu doon def. ñu ñëw. mais gis nga li nga mobilisé. waaw mobilisation bi moom mooy loolu. non non est-ce que gis nga ko yow est-ce que gis nga li nga mobilisé. non gis naa ko moom. yaa gis nga ko. gis naa ko. est-ce que loolu public gu xale la public gu booy la. waaw public bu ñun
est-ce que loolu public gu mbëru 5e combat la. ñun ay boy Pikine lañ te ku xam Pikine rek ku wax Pikine rek wax làmb. ok waaw te ñun ay boy Pikine lañ. d'accord ñun dañuy mobiliser combat yi di ñëw du raw lool. d'accord waaw combat bi ñu bettee ak am na ñu bëri ñoo xamante ne yu ko loolu lañ ko yaakaaroon sax moo tax ñoo kese. ce qui veut dire que ne ce qui veut dire que ne combat bi ngay waajal le 12 juin bi boobu. waaw boobu mobilisation bi dafa nara. waaw kon les promoteurs vous êtes avertis hein, fils de Sadio mooy wax ak yéen nga préparer combat bi à l'écurie Tay Shinger fekkoon aussi sa grand di préparer un combat aussi Eumeu Sène n'est-ce pas. nan nga ko préparer musculation din wala contact wala nan nga ko préparer. waaw combat bi moom daanaka man dew ma sax musculation. defoo musculation. waaw demoo salle musculation. non musculation dama ko xaw a wàññi ndax daf ma doon sonal tuuti rek ci samay mouvement ak sama demoon ba xaw a changé sama bëri moo taxoon. ma arrêté ko xam nga su ma demee fajar gi géej. waaw ngoon bi ma dem maat géej contact yi. wala ma dem écurie ba fële nga ci gars yi dem contact yi. d'accord mooy loolu ñu paree ndoo ko ensemble ñun ñaar ñëpp. xam nga coach su li mu koy def loo la may def loo. xam nga coach Djigo. Djigo. waaw coach yi fa nekk yëpp. ñoom Kandji gars yi fa nekk yëpp. waaw mbër nekk koo xam ne moom bu sonnee sax du lijjanti de chaque instant man la lijjanti. kan ci Eumeu. dem leen ngeen xool ngaraaf nii. kan Eumeu Sène. waaw ngaraaf amul combat chaque instant bu tudd ngaraaf xanaa amul combat xanaa man rek maa fi nekk. chaque instant man la doon jéem a kii ndax xam na ni carrément instant yi moom maa war yor drapeau bi. te man maa war a tijjee kii. xam na ni espoir nga ci écurie Tay Shinger te dafa am yaakaar mu am ci yow mu waral mu lay bàyyi xel boo amee combat day wax toujours gars yi nañu bàyyi xel kii di ngaraaf maanaam nañu liggéey ak yow li ñu war a liggéey ak yow. waaw loolu la demee. d'accord kon préparation bi jaar na yoon.